comme ni ñu ko waxee woon ñu war a waxtaanee ci ab benn religieux di ab résistant tamit ndaxte ci temps colon yi xeex na ci lu bari ak comme ni ma ko waxee sànq bataille Samba Sadio bi nga xamante ne bokk na ci jihad islamique bu gën a mag laataa ñu xuus si waxtaan bi ak suñu invité bi fi toog di professeur Souleymane Dia ñu dem ci portrait bi bu fekkee pare na René Charles. Serigne Amary Ndack Seck nekk ki nga xamante ne moom moo samp Thiénaba mu ngi gane àddina ci atum 1830 fële ca Thiénaba Kajoor wetu Kébémer mu bokk ci ab njaboot beneen wàllu wolof ci Thiénaba Kajoor boobu nag la Amary Ndack Seck jàng lii di alxuraan ak lii di science islamique ci watu waajuram bu góor ak magam Abdourahmane Seck ginnaaw ba waajuram bu góor wàccee liggéey ci atum 1860 la jël lii di yoonu daara yi pàcc bu gën am solo ci dundu Ahmadou Ndack Seck bokk na ci invitation bu ko Cheikh Ahmadou Ba joxoon ci atum 1871 ngir ñu xeexal lépp loo xamante ne day gàllankoor islam ci noonee la ñu tàmbalee am ay xeex yu tar ci lépp li nga xamante ne moom mooy ci kaw colonisation yi nga xamante ne dañ doon def lu leen neex nit ñu ñuul ñi noonu la Amary Ndack bokk ca xeex ba li ko tàmbalee ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ci atum 1869 di bés boobu ñu lakk lii di dëkku Cheikh Ahmadou mu doon jàppale ci xeex bi bokk ci xeex yu bari ñoom ak colonisateur yi bokk na ci Njakiw 1871 ci Agnam fukki fan ak ñeent ci weeru août 1871 Pété ci weeru novembre 1873 fële ca Belel ci juillet 1874 Koki juillet 1874 Sak Kowan ak Samba Sadio bi nga xamante ne moo ci gën a fës ci atum 1875 jota daaneel français yi ne woon fële ca Risso nekkoon ci watu Mexe ci juróom-ñetti fan ci weeru juillet ci atum 1869 demaat fële ca Pétogne ci 30 septembre 1969 ak Jaké ci juróom-ñeenti fan ci weeru février ci atum 1870 laata Cheikh Ahmadou di dem la jox Amary Ndack Seck li nga xamante ne moom mooy statut imam du jihad ak li nga xamante ne moom mooy secret wu Tidiane ci noonu la wéyal mission ma dem fële ca takku wéeri niiw ci Saloum dema tamit ca Pire ca Bawol ak ca Jaayaan Amary Ndack Seck nekk koo xamante ne dafa fonkoon loolu islam nekk koo xamante ne dañ ko ràññee woon ci doxal charia dëkku Thiénaba boobu nag mu fa doon doxal lii di charia bëggul woon benn yoon ñu fa doon def ay mbir yoo xamante ne dëppooloot islam bokk na ci tolin ba ak yeneen. voilà ginnaaw ñu suivre portrait bi ñu lay nuyu professeur Souleymane Dia. ñu ngi lay fay soxna si di nuyu waale mbokk yi ñu seqal plateau bi ak téléspectateurs yi ñu jàkkaarloo. ginnaaw liñ ci jot a seetaan ci Amary Ndack Seck lan nga ñu mën a doole ci nit kooku lay. waaw comme ni nga ko indee ci portrait bi. Serigne Thiénaba Amary Ndack Seck mi ngi gane àddina ci 1830 ci Thiénaba Kajoor mais boo delloo tuuti ci ay origine am métis la métis boo xam ni ci wàllu yaayam ci dameel yi la bokk ndax yaayam Ndack Fall la tudd boo delloo ci wàllu papaam da ngay dem ci naaru gànnaar yi ndax papaam Massayer boo toppee cosaanam da ngay dellu ba ci ku ñuy wax maam Chérif naaru gànnaar la li ko indi Kajoor mooy dafa am jamono yoo xam ni naar yi nga xam ni ay guerrier lañ ñu leen di wax Hassan dañu indi woon fitna biir Mauritanie naar yi nga xam ni sëriñ lañu ay jàngalekat lañu wut fu ñu jaamoo yàlla tax ñu bari ci ñoom génn gànnaar ñëw installé Kajoor loolu mooy cosaanu sax naaru Kajoor yu bari maam Chérif ci contexte boobu la ñëw Kajoor toog fa lu yàgg bi waaye béréb bi mu installé woon mel ni dafa am kóllëre yabal doomam bu ñuy wax Ahmad Sayib mu dellu si fa kooku it ba mu delloo yabal doomam bu ñuy wax ma sekk yoro kooku dellu yabal doomam bu ñuy wax ma sayer moomu nag moo jël soxna Kajoor ku ñuy wax Kuli Jaane soxna soosu nag ku ñuy wax Ndack Fall
Ndaak Fall moom nag mooy waajuru Amary Ndaak bu jigéen kon loolu mooy métissage bi nga xam ni Amary Ndaak mooy produit bi gane àddina ci 1830 mais boo bëggee comprendre dundam da nga koy def ñetti xaaj yoo xam ne dinañ ci dellu si xaaj bu njëkk bi recteur de daara la Thiénaba Kajoor ginnaaw bu mu donnee baayam ci 1860 ba ci 1871 ba mu fa jógee di jàngale alxuraan di jàngale fànn islam yëpp ñaareelu xaaj bi Amary Ndaak combattant la dans le djihad de Amadou Cheikhou wax nga ko léegi 1871 ba 1875 Samba Sadio ñetteelu xaaj bi après Samba Sadio Amary Ndaak fondateur de confrérie la à Thiénaba 1882 ba ni mu génne àddina ci 1899 loolu mooy ñetti état bi nga xam ni dafa organiser dafa structuré dund maam Amary Ndaak xaaj bu ci nekk nag dafa am fu mu dellu ci histoire incha allah dinañ ci ñëw ci kanam. waaw moo tax ñuy dem ci xaaj bu njëkk bi nga wax moom mooy di wax ci Amary Ndaak Seck ak Samba Sadio ban relation la ñu am. exactement loolu xam nga daf ñuy daal di yóbbu ci ñaareelu xaaju dundam Amary Ndaak combattant dans le djihad de Cheikhou Amadou Amary Ndaak li dox digganteem ak Samba Sadio li ko lëkkale ak Samba Sadio mooy rek li ko lëkkale ak Cheikhou Amadou. moo tax il faut nga perspective historique jël xew-xew boobu delloo ko tuuti ci ginnaaw ci histoire pour mën ko comprendre Cheikhou Amadou jógul rek taal jihad dañ koo provoqué dañ koo tooñ dafa nekk biir Kajoor capitaine de frégate Vallon dem Wouromadio yu dëkkam ci 28 juin 1869 taal dëkk ba loolu moo waral Cheikhou Amadou en réaction moom tamit woo ay taalubeem fas yéene taal jihaad ñaareelu provocation ba mooy le gouverneur Pinet-Laprade dafa jël décret ci 1868 ni tere na ku sikkar ak ku wasifa ci Saint-Louis ak banlieue te booba Saint-Louis ak banlieue ña fay sikkar ña fay wasifa mooy Cheikhou Amadou ak ay taalubeem ndax booba ñi ci yeneen tijaan yi ganeeguñu àddina Cheikhou Amadou daf leen marqué nettement alors Cheikhou Amadou réagir ni kon kay xanaa dañuy dee ba jeex waaye baatu yàlla di laa ilaha illallah dina jolli jëm asamaan ndax dafa bind ci benn document boo xam ne ci la def profession spirituelle am ni laa uhibbu shay'an fil dunyal faniya illa li i'la'i kalimati la wa ihya sunnati nabi dara itteelu ma ci àddina bu ñàkk solo bi lu dul yëkkati baatu yàlla mu jëm asamaan kon su gouverneur du Sénégal jëlee décret ni day tere ku sikkar ak wasifa mu ni kon kay dañuy dee ba jeex waaye duñu ko fekke loolu moo waral nag mu taal jihad boo xam ni contre les français la ak contre nag bépp buur bu ñuul boo xam ni da ngaa ànd ak français yi ndax daf lay daal di def adversaire ci cadre jihad boobu ci la contrôler le Jolof nekk na buur ba Jolof pendant 5 ans moom Cheikhou Amadou donte exercer wul fonction yi ça ne l'intéresse pas islamisation bi moo ko intéressé dafa contrôler Kajoor en 1874 bi mu contrôler Jolof contrôler Kajoor contrôler une partie du Fouta nag la tubaab bi ni attention kii su fi jógee ndara fi des en sursis ci la ñu monter cette grande coalition là bi nga xam ni moo indi xeexu Samba Sadio avant Samba Sadio nag bi ñu lakkee Wouromadio Cheikhou Amadou dafa bind lettre yu bari yónnee ay taalubeem ay muxaddamam ni leen dañu maa tooñ dañoo tooñ diine dama bëgg fayul diine daal di leen di woo Amary Ndaak nag ci la reye Thiénaba Kajoor de la carte du Sénégal jéggal soxna yi ñaar la ñu woon mu ngi leen dellu leen kër waajur yi benn doom bu góor la amoon mu yóbbu ko daara kër Sëriñ Tawa ni ko mortaala góorgóorlu dénk naa la yàlla taalibe yi bari woon nañu c'était des centaines ni ñu koy mesurer mooy tool yu yaatoo noonu ku ko mënoon a bay jamono yooyu c'est que amoon nga taalibe yu bari taalibe yëpp mu delloo leen ñaari jarbaatam la àndal dem fekk Cheikhou Amadou ci anam yoo xam ni yu kéemaane la ni mu egsee rek daf koo daal di jox statut ci biir jihaad yi ndax tukulóor généralement du toppe boo ko ëppee xam-xam day jàng ni yow boo ko ëppee alal day wuti alal ni yow donc ñoom noonu lañ doon dundee ak Cheikhou Amadou Amary Ndaak nag sëriñ la ko def bi mu ñëwee ba jub ko dafa dindi mbaxana mi sànni njañ li di foy foy wax naa leen ni naaru gànnaar la summi bot yi jël fital gi sànni raam wuti Cheikhou foon nuyu ko foon loxoom Cheikhou Amadou ému ni ko est-ce que Ahmadou Ndaak waxuma lay yow waaye say doom ba ci say sët duñu tàggoo war ma dinañu am teraanga
léegi ni mu dugge ci jihaad ji indi fa culture worma daf ko daal di jox statut ñaareel ba ñu wax nga ko léegi imam attitré jihaad ji di Hamdan Hafiz daanu njakkiw ñu rob ko Cheikhu Amadou daal di nommé Amary Ndak immédiatement imaamu jihaad ñetteelu circonstance yi ko jox ak statut ci biir jihaad ji mooy ñu bari dañ daan ñëw xeex bu nawetee ñu bàyyi ñii ñëw xeex di wut màng c'est-à-dire butin suñu amee ñibbi ñii suñu gaañoo ñibbi ñii su dee baree ñu ñibbi Amary Ndak bi mu duggee jihaad ji génnatu ko donc constant auprès de Cheikh Amadou. xeex bu yàgg la. xeex bu yàgg la 5 ans 1871 ba 1875 loolu moo tax bi mu ñëwee ci jihaad yi indi fa worma Cheikh Amadou fonk ko mu dugge fa xam-xam mu xëy nommé ko jihaad mu toog ci wetam constance looloo tax nag mu wóolu ko ba bi transmettre héritage jotee mu choisir ko ndax son profil intellectuel et ses qualités jox ko loolu kon mooy relation bi dox diggante Amary Ndak ak Cheikh Amadou donc Amary Ndak ak Samba Sadio ndax Samba Sadio c'est seulement l'ultime bataille de la campagne de Cheikh Amadou mooy aussi nag xeex bi ci gën a metti dinañ ci ñëwaat tuuti xam naa péripéties militaires yi ak conséquences yi. tout à fait professeur Souleymane Dia bu ñu waxee tubaab yi amoon nañ doole jamono boobu ñi nga xamante ne ñoom ñooy marabu yi ñoom amuñu woon loo xamante ne mën nañ ko xeexee nan la doon tëralee seen xeex bi diggante ñoom ak tubaab yi. waaw ci bataille Samba Sadio boobu. waaw Samba Sadio xeex bu metti la. ndax tubaab yi bi ñu jëlee conscience ni que la colonie était en sursis boo demee ci archive nationale yi 34D colonel Béguin mi nga xam ni moo doonoon commandant bind ci rapportu guerre bi ni am na fu ñu toll woon ci xeex bi le sort de la colonie était en jeu c'est-à-dire tubaab yi suñu ñàkkoon Samba Sadio dañuy génn Sénégal ni ñuy jàngalee histoire ci réew mi moo xaw a doy waar mais amu fi benn bataille boo xam ni benn résistance boo xam ni egg na ci niveau boobu être sur le point d'évacuer la France de la colonie sénégalaise donc xeex bu am importance la woon alors ni ñu ko waajale nag boo ko bëggee comprendre da ngay indi tubaab yi ak ñi ñu àndal ni ñu waaje indi Cheikh Amadou ak ñi mu àndal ni ñu waaje xeex bi le 11 février la d'ailleurs contexte boobu moo tax ñu ciy waxtaane ndax le 11 février suba la di 142e anniversaire de la bataille de Samba Sadio Cheikh Amadou en fait bi mu xeexee ba 1874 contrôler Jolof contrôler Tooro contrôler Kajoor pour moom mission egg na Pinet-Laprade daf ni woon bu fi kenn sikar mu ni jël naa Jolof jël Tooro jël Kajoor bi isnillahi mboolem fu noon bi daan aayu turu yàlla nee naa fa laa ilaha illallah mission accomplie am ñoo xam ni ci combattant yi bi ñu déggee loolu dañ ni kon guerre bi jeex na dañuy xëy ñibbi donc armée dégarnie moom comprendre ni sa mission est atteinte donc day dem moo tax à la veille de Samba Sadio avant muy tëdd dafa woo ñaari taalibe ku ñuy wax Moodu Ngom ak Serigne Ngay dëkk Gànjool ni leen defar leen ma istixaar bu ñu yeewoo ngeen wax ma lu ngeen gis bi ñu defee istixaar ñëw ci fajar gi mu ni leen lan ngeen gis Serigne Modou Ngom ni ko man dey gis naa di ginaar gu fanaane boof ay cuujam xëy ni mes réer cuujee mu ni ki ci des yow loo gis mu ni ko man de gis naa lu doy sëkk jaaxle muy ñetti doñ ji saabu yu seen dayo wuute bii jeex tàkk dellu di am ndox bii di waaj a jeex mi ngi des tuuti bii ni seng ni lu kenn laalul Cheikh ni leen yéen ñëpp gis ngeen bu wér mbiri Samba Sadio mi ñu war a xëy xeex tey saabu bi dellu di am ndox mooy sama baay sama sëriñ ba Maadiyu dem na saabu bi di waaj a jeex moo di man Cheikhu damay dem maay ginaar gi fanaanee boofi cuujam xëy ni mes réer mëru cuuj ya saabu bi ni seng ni kenn laalu nag mooy Amary Ndak imaamu jihaad ji daal di koy kañ nag ni ko ca pete ca aañam kokki ba coowaan bal ya di tàkk jaas ya di melex ngay sujjóot ak a rukkoo yaa taxawu diini su pënd wuree tey ci Samba Sadio di ngeen xool waaye du ngeen gis manto Cheikhu bu pënd wuree ci Samba Sadio xamal ni ràngoo nga diine
weer nga woon jant nga bis ni ki tey sa cër mooy tàkk niit ak jeeneer ba xeet wi ràññee diggante ñal ak yoon donc transmettre na ko héritage bi booleeg les insignes de la Tidjaniya dinañ ñëw ci ni ko Amary Ndaak perpétuer ba créé waat ko à Thiénaba donc ñoom noonu la ñu waaje tubaab yi nag ni ñu waaje mooy dañoo xëyee Saint-Louis le 4 février 1871 jaar Gànjool ñëw ba Muyit ñu jublu penku nag wuti Kokki ndax booba Cheikhou mi ngi ci base militaire am bu Kokki bi ñëwee ba Kokki nag Cheikhou xaaru leen ci biir dëkk bi ndax kon day mettre en danger xale yi ak jigéen ñi mu génn dans cette cuvette là mooy cuvettu Samba Sadio évidemment péripéties militaires yi xeex bi ñaari phase la phase bu njëkk bi Madianka yi malgré déséquilibre numérique bi parce que ils se sont battus contre les Français à 1 contre 6 tubaab yi plus de 3000 la ñu woon ñoom moins de 2000 mais malgré cela première phase bi ñoom ñoo jekku ndax dañu indi stratégie boo xam ni tubaab yi ay kanu lañ indi woon ak 54 coups de canon yoo xam ne ci lañ leen war a exterminer mais canon à distance lay tirer donc Cheikhou Amadou stratégie bi mu indi ak Amary Ndaak mooy dañoo làqutu ci gàncax gi booba gàncax bari na ci réew mi di raam ak di béréngu tubaab yi gisuñu leen ñu jekki-jekki rek fël ci seen kanam combat rapproché mënatuñoo utiliser canon yi mag ñi nee nañu ñoom ñëw nañu ba téye sax ci fiwu canon yi mais xamuñu nuñ koy utiliser colonel Béguin wax naa ko sànq mooy nee na bi xeex bi tolloo foofu le sort de la colonie était en jeu mooy phase bu njëkk bi léegi nag foofu aussi c'est un joli militaire le colonel Béguin ci la daal di innové woo le capitaine Lassalle ak le commandant Rébaud ni leen mettez en avant la cavalerie et les tirailleurs nañu utiliser baïonnettes yi pour dégager leen ba ñu amaat distance donc ces deux sous-officiers là noonu la ñu def utiliser baïonnettes yi ak supériorité numérique bi Tijaan yi obligé reculer ñu am distance nag utiliser canons yi ci la ñu amee victoire sur les Madianké sur les Madianké yi engagé Sadio 447 foofu la ñu tëdd à Samba Sadio xam nga ñun Sénégal dañoo amul culture mémoire mais kon foofa mémorial lañ fay def boo xam jamono ji cuvetu Samba Sadio c'est à 3 kilomètres de Koki waaw waa Thiénaba ak waa Wouromadio yu dañu fay dem di ziyaari ñoom xam nañu importance mais Sénégal ñoo amul culture mémoire sinon foofa mémorial lañ fa waroon a def fa jàkka ju rafet di ko célébrer annuellement mais mën naa ni bu dul woon yéen ñi ngeen invité nii sur le plan de l'actualité et de la commémoration ça passe inaperçu donc loolu mooy péripéties militaires yi nga xam ni xew na Samba Sadio le 11 février 1875 mais malgré cette défaite là nag islam moom atteindre son objectif ndax Cheikhou bi mu jëlee Kajoor jël Jolof jël Tooro ba fu ñu ko ni woon bu fi turu yàlla jóg na fa jëm ci asamaan son objectif est atteint xamoon na ni day xëy dem moo tax avant même l'engagement de Samba Sadio transmettre na son héritage moo tax am na boroom xam-xam yoo xam ne bind nañ sax ci combat bu ci jihad yi muy benn américain bu ñuy wax Ernest Charles ak Robinson nee nañu bi ñu décapité le mouvement Madianké à Samba Sadio fa la yem mais xam nga c'est une erreur grave parce que Thiénaba mënu fi nekk ngay nekk fi feneen nekk fi Wouromadio yu nekk fi nga ni mouvement boobu amatul donc aveuglement historique la loolu daal mooy péripéties militaires yi en attendant ñuy ñëwaat ci yeneen aspect